ñu amaat mbégte bu baax di jàkkaarloog yéen sunu mbokku internetu Dakaractu di ñu faral di seetaan à travers seen émission l'entretien ak Dakaractu ñuy dalal gan gu ne nag ak fu mu mënti bawoo également it ci domaine de compétence bu mu mënti yëngu ñuy faral di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom moo soxal doxalinu réew mi mais également ci maanaam domaine yi ñu nekk di fa yëngu tey nag dañuy am mbégte toog ak kenn ci ñi nga xamante ni ci langue politique gi du fi gan waaye it doon na am ku am jaar-jaar ci li nga xamante ni également moom mooy doxalinu réew mi ak aussi architecture état kooku nag buñ ko waxee xel yu bëri dina dem ci kenn peut-être koo xamante ni am na jaar-jaar ci politique suñ ko waxee day doon kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak le président Macky Sall mais nag dafa doon également koo xamante ni dafa yor partem di ci yëngu également ay jeunes yu bëri di ci yëngoo moom donc LDR Yeesal ki ko jiite di Modou Diagne Fada doon tey sunu gan fii à travers donc seen émission l'entretien moom la ñuy fas yéene waxtaanal ci li nga xamante ni moo soxal réew mi waxtaan ak moom ci politique waxtaan ak moom ci économie waxtaan ak moom également ci li nga xamante ni moom la jàngat ci li fi jot a xew ci wàllu maanaam politique toujours donc Modou Diagne Fada la ñu am mbégte waxtaanal tey mu dalal ñu fii nag ci diwaanam ñu lay remercier bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy dalal bi ñu dalal di la bàyyi rek nga nuyoog mbokku internet yi laataa ñu tàmbali waxtaan bi. salaamaaleykum mbokku internet yi ñuy seetaan yépp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di la sant bu baax Cheikh Sadibou di sant waa Dakaractu ñi nga xam ne tey ñoo ñëw seet si ma di am contenté trop di fas yéene waxtaan ak yéen ci ni ngeen ko bëggee rek ci wàllu politique ak xaj na wàllu koom lépp lu ñu fi wax yàlla na nekk njëriñu ñi koy déglu yàlla na nekk njëriñu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp. d'accord jërëjëf daanaka sax mën naa bañ a xuus trop ci li nga xamante ni moom mooy présentation bi parce que yoroon nga fi également ay ndombal tànk à travers le ministère de la santé nekkoon également au niveau du ministère de l'environnement nga jiite ko nekk également ku ñu ràññe woon lool ci gouvernement Ablaye Wade ci ministère également de la jeunesse nga nekkoon fa di fa maanaam doxal lépp loo xamante ni doon na ay politique yu ñu la dénk ci wàllu ministère yooyu la tey nag yaa ngi ànd ak ki nga xamante ni moom moo di président Macky Sall doon alliéem nekk le président donc des démocrates réformateurs LDR Yeesal nekk également directeur général bu Sonacos donc loolu moom mooy casquette yi nga xamante ni mën nañ la ko toftalal mais également impliqué woon nga bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy jongante yi fi mujj muy élection législative bu ñu xoolee sax en janvier également amoon na yu fi jotoon a xew yu fi jotoon a am donc continuité la rek législative yi mu doon peut-être ay résultats yoo xamante ni après bi mu génnee xëy na amaana am na benn jàngat boo xamante ni yéen au niveau de la mouvance présidentielle def ngeen ko ci ñu bàyyi la rek nga ñëw ci li nga xamante ni moom mooy jàngat yooyu donte sax xëy na doon na nekk ay jàngat yoo xamante ni peut-être dina doon loo xamante ni sax wax ko amaana du neex parce que dañ leen cee duma amaana duma yu métti yu métti. jërëjëf Cheikh Sadibou ci présentation bi mënoon naa ci yokk ne maay président conseil départemental bu Kébémer te janvier bi ñu génn 2022 ma jiite woon liste départementale bu Benno Bokk Yaakaar yàlla dogal ñu am ci ndam ba tegaat ñu ci boppu département Kébémer élection yi ñu génn muy élection député yi dañu nekk élection yu nga xam ne élection yu am solo la may tàmbali d'abord di féliciter le président Macky Sall ndax am na ay chroniqueurs yu bare bari ay taxaw seetlukat yu bare bari yu doon wax ne président Macky Sall du respecter calendrier républicain bi waaye yaakaar naa ne ñoom am nañu mbett ndax gis nañ président de la République ak li muy dajeeg nawet yëpp ak lay yi nga xam ne yëpp mënoon na ko am pour bañ a organiser élection législative yi
comme c'est un républicain c'est un démocrate mu ne dafay woote le collège électoral mu nekk lu nga xam ne dañ ko ci sargal ñu dem ci demin wu nga xam ne demin wu am solo la ndax république moom dafa am charte yu muy doxe laata élection yi di ñëw coow lu bari amoon na ci wàllu liste yi waaye finalement bi conseil constitutionnel dogalee ne suñu liste suppléant du jàll dogal itam ne liste titulaire gaa yële ñoom waa Yewwi du ñu jàll dañu ko nangu te soobu ci liggéey bi président de la république jël liggéey bi dénk ko madame Aminata Touré mu nekkoon tête de liste nationale mu wër réew mi fu mu war a dem mu dem fa waxtaan ak askan wi ba yàlla dogal ca jeexital la ñu am ci ndam nag mën naa yaatu mën naa bañ a yaatu mais gëm naa ne suñu ndam lii ndam lu am solo la ndax bu dee ci wàllu xaymay député ñun ñoo leen ëppale ay député ñoom ñëpp bu ñu boole woon li ñu am ñun ñoo leen ëpp ay député te ñëpp xam nañ ne ñoom seen wàllu bopp boole wuñ li ñu am kon tey boo doon seet di ko xayma da nga naan Benno Bokk Yaakaar am na 82 sièges waa Yewwi Askan Wi am 56 waa Wallu am 24 alors loolu li muy firndee rek mooy kenn koo ci jël rek lañ la rawee kenn xamul nu mu toll yaakaar naa ne li ñu rawee Yewwi mooy li nga xam ne presque moom la Wallu am alors boo jëlee donc misaal ci nombre d'électeurs yi aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu voteel da ngay gis ne roppi nañ leen ci lu bare am nañ million ak juróomi téeméeri junni yaakaar naa noonu lañ koy waxee ci wolof yu topp ki topp ci ñun yaakaar naa million la am keneen kii amul lu mat juróomi téeméeri junni donc boo xoolee aussi département yi bu fekkee ne ñooy circonscription administrative yi c'est vrai que tolloowuñu ay député li ñu gagné ci département ñoom gagné wuñu ko ci ay département bon maintenant que opposition bi def percée loolu kenn mënu ko natable lu ñu gis la mais loolu man dama ci ndokkeel vitalité démocratique suñu réew maanaam li mu wane mooy suñu réew ak discours yi gars yi doon def yëpp opposants yi jëm ci fichier électoral bi jëm ci système électoral bi yaakaar naa Sénégalais yi xam nañ ne gars yi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool li ëpp ci li ñuy wax teguwul fenn li ëpp ci li ñuy wax yi tamit méngoowul ak dëgg parce que bu fekkoon li ñu doon wax méngoo na ak dëgg yaakaar naa ne système bi du leen jox ci député li mu leen jox yaakaar naa kon tey jii am na débat bu nga xam ne tëj na mooy débat bu Sénégal amul démocratie débat wu Sénégal système électoral bi baaxul débat wu fichier électoral bi nangam ak nangam loolu tamit dama bëgg ñun ñi nga xam ne dañuy xëccoo yépp bu mbir xewee tamit ñu def ci jàngat yi nga xam ne moom moo war. D'accord. Alors maintenant tey li ñuy wane rek mooy assemblée nationale ak nii nga xam ne noonu la tëddee mën na nekk assemblée nationale bu nga xam ne bu fekkente ne ñi ko jiite ñëpp ay responsable lañu man xam naa ne waa Benno Bokk Yaakaar ay responsable ñoo fa nekk. ay ñu bëgg réew mi ñoo fa nekk. ñu bëgg askan wi ñoo fa nekk ñu bëgg démocratie ñoo fa nekk bu fekkee ne geneen wàll gay tamit noonu la ñu mel gëm naa ne war nañu mën a liggéey ci biir assemblée nationale. liggéey bu nga xam ne dana nekk njëriñu réew mi dana nekk njëriñu démocratie. te dina may tamit majorité bi bépp projet bu am solo bu nga xam ne daf ko sumb mu toog ci lu ko jiitu waxtaan ci ak kujje gi waxtaan ci au niveau avec groupe parlementaire yi ba nga xam ne daañu am une véritable démocratie dafa mel ne donc débat politique bi au lieu ñuy soxla ministre de l'intérieur di woote parti politique yi pour ñu waxtaan pour am consensus ci lii wala consensus ci là débat politique bi dafay déplacé wu ci assemblée nationale pour que ci biir groupe yi ñu fi mën a waxtaanee li nga xam ne yëpp moom lañu fi bëgg a waxtaanee. balaa ñuy xuus nga may ma rek balaa ñuy xuus trop ci assemblée nationale ñu bëggoon ñu des tuuti ci résultat yi parce que tey
boo xoolee c'est une situation inédite maanaam lu fi musut am ci histoire politique du Sénégal au niveau de l'Assemblée, au niveau des résultats yi nga xamante ni gis nañ ko ci législatives yi surtout tey bu ñu gisee peut-être la coalition Yewwi Askan Wi donc de manière générale l'opposition am percée bu mel nii loolu au-delà de peut-être l'aspect de la vitalité de la démocratie bi nga xamante ni yaa ngi ko doon souligner léegi est-ce que amul beneen message boo xamante ni war ngeen ko ci mën a retenir yéen en tant que majorité bi nga xamante ni tey jeunesse bi wala peuple bi lancé na leen ko de manière globale. waaw xam nga élection bu jàll bu nekk. kuy politique da nga koy jàngat. bien entendu am na ci ay messages yu nga xam ne dégg nañu ko. te tamit am na ci situation yu nga xam ne lu jafe lu yomba expliquer la ndax d'abord ñun suñu wàllu biir ñun waa Benno Bokk Yaakaar ci dëkk yu bari niñ waroon àndewuñu noonu am na ñu nga xam ne dañoo ànd rek ci kaw wante ànduñu ci suuf am na ñu nga xam ne dañu ñëw rek ci wote yi ñu teg seen loxo mi puusuñu am na ñu nga xam ne yi tamit xañ na yéene wuñ woon ñi ñu tabb pour ñooñu jàll bon am na ci ñu nga xam ne dañu jël seeni intérêt bopp jiital ko gannaaweel intérêt coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaweel intérêt président Macky Sall loolu fait la beneen bi tamit mooy conjoncture bi yombaluñu ko woon ndax organiser élection ci nawet ànd ak mbënd ànd ak yeneen i mbir nekk lu nga xam ne yomb na rawatina conjoncture internationale bi nga xam ne li ñuy wax flambée des prix nga xam ne guerre moo am guerre bu nga xam ne dafa dox diggante ñaari réew yu nekk bitim réew conséquences yi di dal ci réew yu mel ne Sénégal ba tax njëg yu bëree bëri yokk loolu tamit nekk na lu nga xam ne joué na ci élection bi mais xañ na aussi li nga xam ne moo gën a joué aussi mooy populisme ñi nga xam ne ñoom lañ doon jàkkaarool parce que xam nga populisme dafa yomb ndax populisme moom sos la wax lu dul dëgg wax tey weddi ko suba yombalal nit ñi mbir mi yombalal ko trop seet li nga xam ne mooy neex nit ñi nga wax leen ko te du caaginu li ngay wax te yow mi wax xam nga ne li ngay wax du dëgg mais comme ñenn ñi surtout ndaw ñi jeunesse bi am na discours yu nga xam ne discours va-t-en-guerre discours guerrier discours yu nga xam ne bis bu ñu leen toppee ba yaatal leen ci réew mi bañ ne faax jàpp naa ne ñëpp daañ ko réccu parce que tamit Sénégal loolu mënu ko. non mais est-ce que tamit jeunesse bi amuñu peut-être responsabilité boo xamante ni c'est-à-dire est-ce qu'ils ne sont pas assez responsables pour xàmme li nga xamante ni mooy discours populiste ak discours bi nga xamante ni moom la homme politique yi war a mën a porter pour jàppale leen. ñun ñëpp nekkoon nañu xale. ñun ñëpp jaar nañu foofu. xaj na fekk 5 ans 10 ans xale yu bari tey buñ dee dégluwaat yeneen leader daañu gëm ne erreur lañ doon def. ndax nag wax ju tegul fenn yu nga xam ne ay sos la démagogie la wax lu amul la manipulation la parce que booy wut réew te nga nekk responsable da nga warul jël manipulation ak nar jiital ko ci lépp lu nga xam ne moom ngay def parce que loo ci mën def tamit suba mën na la rattraper alors donc nit ñi il faut ñu responsable te man gis naa ci opposition bi ay gars yu nga xam ne seen taxawaay nekkul lenn lu dul nëxasal démocratie nëxasal état de droit waxuma la nëxasal régime parce que régime moom dafiy jaar jàll tey président Macky Sall def na fi 10 ans. non mais opposition bi tamit ñooñu xëy na peut-être seen méthode la mais am nañ ambition. ci réew mi quand même. non wane wuñ ko parce que man dégguma fi ay proposition dégguma fi ay contre-proposition su fekkoon ne dañu wax ne écoutez président Macky Sall tabax na stade Abdoulaye Wade ñoom ñu ne non nañu tabax leneen bu fekkoon dañ ne président Macky Sall defar na terre bi te ñëpp gis ne
terre bi lu baax la ñu ne non 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 buñ tabax terre bi nañu def lii bu fekkee ne président Macky Sall daf ne BRT bi mu ngi nii war a relier Dakar ak banlieue bi ñoom ñu teg leneen bu boobaa daañu mën a wax buñ ne woon defar nañu pont Foundiougne bi ñu gis ne non pont Foundiougne bi pertinent wul loolu pont Marsassoum bi pertinent wul wala pont yi ñu def sur le fleuve Sénégal vers le nord amul solo su boobaa ñu wax leneen luñ mën a dégg waaye doo dégg kenn ku wax ci bilan Macky président Macky Sall te jàpp naa ne bu fekkee da ngay wuree da nga naan kii bilan bi mu def baaxul man mën na maa def bilan bu ko gën ndax mun naa def lii mun naa def lii loolu la ñuy xaar ci ñoom mais xaaru ci ñoom ay waxu picc ay wax yu nga xam ne waxu naxasa xandang la ay wax yu nga xam ne ku ci dóor sa doom yow yaa ko tooñ ba pare nga bëgg a wax ne mais suba nañ ma dénk ay responsabilité jàpp naa ne alors donc dema yooyu yëpp manipulation bi désinformation bi conjoncture internationale bi manque d'unité bi ci suñu biir yaakaar naa yooyu yëpp moo jur ah résultat yi nga xam ne gis nañ ko man dama bokk ci ñi nga xam ne dañu gëm ne dara weesoogul te ñàkk gu ñu dara su fekkente ne déglu nañu message bi jël décision yi nga xam ne moom la ñu war a jël am taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxaw rester debout engagé gëm naa ne am nañu chance mën a convaincre Sénégalais yi bañ xam ne ñii ay tappalekat lañu te ñii ñoo nekk ci yoonu dëgg. donc jàpp nga ni Benno Bokk Yaakaar fi mu toll nii liñ naan nërmeelu na daanaka yow jàpp nga ni laalagul suuf. non mais xam nga man mënuma wax ne Benno Bokk Yaakaar nërmeelu na parce que kuy nërmeelu moom tey jii bu fekkoonte dañ ne Benno Bokk Yaakaar dem na élection juróom fukki député la am ah ñii am nañ téeméer ak fukk ak juróom ma ne kon day Benno Bokk Yaakaar. mais jege nañ leen de. non mais dama ne waaw mais dama ne xam nga jege gi sax d'ailleurs jege gi yaakaar naa ne tey d'ailleurs ci biir jege gi am na lu nga xam ne presque ñun ñoo leen ko may parce que li ñuy wax intercoalition benn yoon tëralu ko doo dem si code électoral ba ñu wax waxu intercoalition te tey ñoom ñu wax koog ñu bañ ko wax am na ay mbir yu nga xam ne daañ ko violé te loolu bu ñu demee ba ci kanam mun na indi coow parce que nit ki nga xam ne dafa dem falu ci liste jaambur suba nga bëgg a xëcc nit kooku dugal ko sa groupe parlementaire loolu lu doy waar la nit ki nga xam ne dafa dem falu ci liste wàllu nekk militant PDS suba nga xëcc ko ci sa groupe parlementaire mooy jëlee nga ko ci liste ba mu nekkoon yóbbu nga ko ci beneen liste kon te loolu mooy résultat intercoalition donc dafa am lu nga xam ne ñun dañu ko seetlu mais am na lu nga xam ne sax yaakaar naa bu ñu ko gëstu woon ci wàllu yoon waru woon mën a nekk. d'accord alors maintenant loolu ci la ñu sukkandiku ci yenn gox yi ba def li ñu def ñu gisee itam ne gox yu bari buñ dee analyser résultats yi parce que boo jàngatee résultats yi bii ñu passé élection locale yi Benno 1 million 600 000 nangam la amoon ci voix bii pas moom 1 million 500 000 presque la même chose alors am na liste parallèle yu baree bari yu nga xam ne dañu demoon ci élection locale yi waa Benno jiite leen wala boog ñu nga xam ne dañoo bokk ci mouvance présidentielle jiite leen mais am na dëkk yu bari boo fa demee en tout cas dëkk bu mel ne booba dëkk muy Daaru Musti boo xoolee li nga xam ne moom la ñu amoon ci élection communale yi ci voix ba gagné commune ba yaa ngi dégg boo ko xoolee même nombre de voix boobu la ñu am ci élection législative yi te gagné wuñu commune ba d'accord li muy wane mooy ñi nga xam ne dañoo wote woon ci liste parallèle ñu ci bari seeni voix dañ koy yóbbu feneen d'accord alors loolu nag mu nekk jàngat bu nga xam ne tamit ñu jàngat ko parce que xañ na diggante bi aussi gàtt na parce que élection janvier ak élection août xañ na ñi porté woon yenn liste parallèle yi amuñu jot pour waxaat ak seeni nit ba indiwaat leen ci biir Benno Bokk Yaakaar moo tax dëkk bu nga xam ne dem nañ fa ba def arithmétique rek dañu gis ne arithmétique bi doxul d'accord te loolu tamit lu ñu war a jàngatal suñu bopp la gën a feddali suñu unité parce que unité ak solidarité
ci la Benno Bokk Yaakaar mën a gagner ay combat. d'accord balaa ñuy dugg ci assemblée déjà résultat yi également au niveau de Darou Mouhty foofu même sa bureau de vote sax dañ la fa dominer déjà 91 voix nga fa am contre 188 ñi nga xamante ni tey par exemple ñooy wàllu ñoom ñoo la fa sax devancé ce qui veut dire que tey foofu également yow war nga am xëy na benn jàngat bu ndaw boo ci def sax ne serait-ce que yow dans votre bureau de vote. non bon man xam nga bu ma dee seet Darou Mouhty du ma xool sax bureau de vote parce que damay jàpp ne bureau de vote yëpp samay bureau de vote la parce que bureau de vote la yu nga xam ne dama ko daan gagné. centre de vote yëpp samay centre de vote la parce que dafa nekk centre de vote yu nga xam ne dama ko daan gagné. léegi li waral gagné woo ko donc maintenant mais li tax gagné wu ma ko mooy li ma wax léegi rek laal naa ko léegi nee naa dafa am conjoncture bu nga xam ne dafa lëmbe Sénégal te Darou Mouhty Sénégal la bokk kon bu amee conjoncture bu nga xam ne dafa laal Ndakaaru laal Touba laal Guédiawaye laal feneen mais conjoncture bi mën na dem ba laal Darou Mouhty lu ñu doon wax njëg yi dañoo cher denrées de première nécessité yi dañoo cher ah lu ñu doon wax am na benn xale bu góor bu ñu jàpp ci affaire force spéciale yi mu ngi dëkk Darou Mouhty lu tax ñu jàpp ko mais loolu lu ñu ci man lu ñu doon wax ah ak yeneen yu nga xam ne da ngay déglu nit ñi di ko wax xañ na loolu moo expliqué li xew mais man li ma gëm mooy janvier ba mu fa taxawee nekk tête de liste conseil départemental dëkk ba ñu wotee téeméer bu nekk am naa juróom benn fukk kon bu midi change xañ na aussi am na ñu nga xam ne dañu wax ne peut-être su ma dirigé woon liste départementale bi ah xañ na du demee noonu mais xam nga léegi ñëpp dañoo mel ne rek comme ñuy seetaan match yi xam nga tey fi mu toll nii su may seetaan Bayern ak Manchester City du noonu bu may seetaan Bayern ak City ma bañ a dugg ci anglais bi alors bu may seetaan Bayern ak City départ damay am sama gis-gis mais bala may gën a mën a commenter match bi jeex ba Bayern na dóor 2-1 wala 2-0 may soog wax bu ñu defoon nii xañ na ñun ñëpp loolu moo ñu dal mais peut-être que suñu delluwaatoon doon dem ci élection législative yi ñu songe ko comme ni ñu ko war a songe xañ na ma jël boppu tête de liste bi peut-être que yëf yi mënoon naa bind mais ñun ñoo nekk ñu nga xam ne dañuy bëgg toujours di partager comme jiite woon nañu élection départementale bi pas ñu ne nañ jox suñu yeneen collègue ñu jiite bu ko defee ñun ñu nekk seen ginnaaw jàppale leen mais man defet bu ñëwee dama koy assumer man Modou Diagne Fada parce que ba victoire daan am man maa daan assumer man defet bu ñëwee dama koy assumer taxaw nag commencé naa d'ailleurs week-end passé delluwaat naa Darou Mouhty juróom-ñaari zone yi fa nekkoon yi nekk yëpp zone bu nekk woo naa la déglu naa la ñu jàngatal ma résultat yi lan moo tax yéen ngeen ñàkk seen centre de vote lan moo tax yéen ngeen ñàkk seen bureau de vote kenn ku nekk wax ma xalaatam ñoo ngi taxawal commencé nañu ñun taxawal ay stratégie pour seet buñ ca delluwaatee nan la ñuy def ba gagner largement Darou Mouhty et puis ab dëkk nag vraiment Cheikh mënoo fa nekk ñaar fukki at ak ñeent boo nekkee Benno Bokk Yaakaar gagné boo nekkee PDS gagné boo nekkee Yeesal gagné boo nekkee Waar Wi gagné dem ba tey ñu gagné la benn yoon rek nga ne àdduna tukki na déedéet àdduna tukkiwul dañuy laxasaayuwaat jaajuwaat taxaw xeex ba beneen yoon buñ ca àggaatee ñu jëlaat suñu revanche. pencu ndaw réew ma mu doon ab bërëb boo xamante ni miin nga ko également nekkoon nga fa président de groupe parlementaire bi nga nekkee woon ay jamono ci PDS ñu war a samp ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay teewal maanaam askan wi ci ay fan yi ñu dëgmal tey président bi nga xamante ni yow yaa ngi koy xaar mu nar a nekk foofu ca pencu ndaw réew ma melokaan yi naka nga ko jàngatee kan la war a mën a doon concrètement bon vu la configuration de l'Assemblée actuellement. kan la mën a doon moom damay delloo laaj président Macky Sall mi nga xam ne mooy suñu président coalition moo nekk chef de la majorité ku mu tànn rek ànd nañ ci ak moom te ku mu tànn dinañ ko jàppale ngir mu am ndam dinañ ko jàppale ci suñu xel dinañ ko jàppale suñu xalaat d'accord dinañ ko jàppale aussi suñu taxawaay am naa yaakaar itam ne
installation assemblée nationale dana jàll ni ñu ko bëggee parce que ñun ñoo yore majorité te am nañ majorité bu nga xam ne bokk nañu ndey bokk nañu baay ay responsable ñoo fa nekk xam nañ ne moment crucial la kenn du jiital sa intérêt personnel di bàyyi intérêt Benno Bokk Yaakaar intérêt président de la République ba tax suñu xel dal na foofu maintenant na nekk nit ku nga xam ne démocrate la dañ fay teg na nekk nit ku nga xam ne dina am ouverture d'esprit ba mën a waxtaan ak Massamba mën a waxtaan ak Mademba ba mën a gisanteeg Massamba gisanteeg Mademba ba mën a tëgg ay consensus mën a tëgg ay waxtaan parce que li xew nii xañ na mu ngi soog a xew ci biir Sénégal mais jàpp naa ne bu ñu demoon ba lu gën a ñàng lii xew sax war nañoo mën a rafetal nekkin wi assemblée nationale su fekkee réew mi ñu ñor. D'accord. Maintenant ñi jóg nag pour yàq réew mi ñi dégg pour tas ko ñi nga xam ne dañoo jóg parce que ñoom dafa am beneen agenda xañ na judiciaire bu leen di xaar. ñu bëgg a tas réew mi. wax jooju moom daa mel ni Ousmane Sonko moo ko moom. waaw mais c'est-à-dire xam nga waaw Ousmane Sonko mën na ko moom keneen mën na ko moom parce que de toute façon loo ci mun di dégg. D'ailleurs moom déclaré na candidature am maintenant defe naa mu ngi xaar également ñeneen ñi déclaré seen. candidature mais xam nga nag loolu sax moom mooy li ma gën a jaaxal man ndax man chef de parti la mais man moomuma samay militant wala samay responsable ba mën a jekki-jekki rek tout de go benn conférence de presse jot rek ma ne man candidat laa ci lii wala ca la te instance parti bi dajale wuñ leen kuréel yi dajale wuñ leen laaju ñu ba xam am na keneen ku bëgg a représenter parti bi wala déet ma jekki-jekki rek ne man candidat la. mais ñooñu tamit est-ce que contesté nañ. peut-être li mu présenté wu déedéet dafa mel ne bu ñu ko contesté wul c'est parce que ils sont. dafa mel ne yëf yi am na njëkkante dafa mel ne moom am na lu nga xam ne mu ngi koy njëkkante ndax bu fekkee ne comme da nga am agenda bu nga xam ne agenda judiciaire la fala budda agenda boobu moom mënuñu koo ñàkk bañ a exécuter parce que dafa nekk lu nga xam ne man xaw ma moo def xaw ma deful vraiment du ma dugg ci loolu ku def man xaw ma ko ku deful xaw ma ko li ma xam daal mooy jigéen ji porté na plainte yaakaar naa góor gi am na intérêt pour mbir mi set jigéen ji nga xam ne moo porté plainte yi tamit am na intérêt pour mbir mi leer ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi tamit am nañu intérêt pour mbir mi leer donc yaakaar naa ne fa la budda moom mbir mi moom ci boppam sax monsieur Sonko am na intérêt pour que mbir mi leer parce que loolu tant que leerul da ngay dégg souvent xale yi wax yi ñu koy wax yu nga xam ne man kilifa laa du ma ci jaar alors te man gëm naa ne li tax mu gaaw précipité wu ne moom candidat la xañ na loolu la xelam dem mu ne lu man di xew itam suba nañ xam ne ki ñu amal affaire candidat à l'élection présidentielle mais loolu yi tamit dafa nekk lu nga xam ne fil la gu weex rek bu ñu ñëw ci ndimalu ñuul. D'accord ndax loolu ñëpp xam nañ li nga xam ne moo ko waral mais pour wax ne daal. donc jàpp nga ni balaa muy taxaw di wax ni candidat la wala muy wax quoi que ce soit par rapport ak loolu war na mën a leeral mbir mi moom ak xale bu jigéen bi. non loolu nga jàpp xam nga du moom mooy leeral. du xale bu war maanaam mbir mi war na leer ci seen diggante. man daal non déedéet man sax loolu sama yoon nekku ci dama ne rek le fait que mu def ko. mën naa ñaawtuloo njort ñi nga xam ne ñoom ñooy xalaat ne xañ na lii moo tax mu def ko. D'accord mais ak lu ci mën di xew. Assemblée nationale comme ci loolu lañ doon wax damaa dugal ci lële rek mais ci assemblée nationale ñoo dama ne ay responsable ñoo fa war a nekk. kenn warul jël say problème yi bopp. nga bëgg a instrumentaliser ce groupe parlementaire wala instrumentaliser say députés pour que ñu régler la ko. D'accord nañu bàyyi député yi. parce que député bi te loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. waaye ci liste lañ koy fal. député Benno Bokk Yaakaar député Wallu député Yewwi Askan Wi député lii gis-gis bokk gis-gis wala nangam. mais nañu xam ne député bi bis bu yéegee marche yi nga xam ne ñooy jëm ci hémicycle bi jëm assemblée nationale.
nekkatul député benn parti député Sénégal la. d'accord te bu fa àggee. njariñul Sénégal rek. la war a teg njëb. njariñul Sénégal rek la war a dugg njariñul Sénégal donc la war a wax. d'accord juste avant ñuy dugg ci élection législative yi kii di maître Abdoulaye Wade dafa lancé benn message boo xamante ni xëy na mu ngi ko doon jottali képp koo xamante ni jot nga liggéey ak moom nekkoon ak moom ci parti démocratique sénégalais maanaam woo na ñëpp ñi nga xamante ni jàpp na ni ñoom ay doomam lañ ay jegeñaalem lañ nekkoon nañ di liggéey ak moom au sein du parti ñu amoon lu leen naqari wala ñoo xamante ni jotoon nañ jàpp ni peut-être xëy na amatuñu benn chance ci parti bi ñu daal di toog waxtaan ba xëy na peut-être lépp loo xamante ni ñagasoon na rek ñu daal di koy rataxal defar ko tey ñu bëri sax ñu ngi wax retrouvailles libérales xëy na doon na lu ñu war a mën a matérialiser yow kenn gënu la nekk libéral kenn gënu la xam président Abdoulaye Wade parce que jot nga ànd ak moom ci ay combat politique yu bëree bëri naka nga jàngatee mbir moomu tey. président Abdoulaye Wade moom duñ def lu dul ñaanal ko. yàlla yokk wéram yàlla gën a guddal fanam. parce que nit la ku nga xam ne liggéeyal na Afrique. liggéeyal na réewam liggéeyal na Sénégal. donc luñ ko wege woon démb tey lañ ko gën a wege. li mu wax yi tamit bu fekkee yow da ngaa mag ci kër mën ngaa waxee noonu na ñëpp booloo na ñëpp bokk ndey na ñëpp bokk baay waaye comme moom yàlla dogal na tey bëggatul nekk député bëggatul nekk conseil municipal bëggatul nekk maire bëggatul nekk président de la république njaboot googu nga xam ne ci laa bokk ci le président Macky Sall bokk ci le président Idrissa Seck bokk ci la keneen ak keneen bokk moom bu bëggee njaboot googu boolowaat tey jii tey à l'heure H xaw ma luy xew nag feek weer yi si kanam wala feek at yi si kanam mais tey jii tey suñ ko bëggee boole yaakaar naa ki gën a jekk pour que ñun ñëpp ñu àndandoo jàppale ko mooy président Macky Sall maanaam tey man dama jàpp ne retrouvailles de la famille libérale mun na am te lu baax la mais ki nga xam ne tey moo ko war a incarner moo ko mën a yombal mooy ñun ñëpp comme yàlla dogal na moom tey moom mooy njiitu réew mi ñun ñëpp ñi nga xam ne dañu bokk ci famille libérale ñu ñëw jàppale ko ñu ñëw ànd ak moom man loolu plutôt lay invité waa parti démocratique sénégalais c'est-à-dire ñu xam ne suñu bëggee prophétie bi nga xam ne président Ablaye Wade daf ko def ne dafa bëgg libéraux yi yore Sénégal juróom fukki at ci kanam nañu ñëw jàppale président Macky Sall ànd ak moom tabax réew mi lay xew suba yàlla moo ko xam te fiy nekk suba yàlla moo ko xam parce que yàlla noppi na ba pare kenn ku nekk tracé na la sa destin te kenn ku nekk fa mu koy jaarale yow xamoo ko bis bu nekk ma nettali mbiri président Macky Sall 2008 bi muy xuloo ak président Abdoulaye Wade mag ñi nekkoon ci wetam ak kilifa diine yi nekkoon ci wetam dañ ko doon conseillé ne ko bul tàggoog président Abdoulaye Wade du dëgg mais bu tàggoowul woon ak moom tey du nekk président de la république donc tey jii tey ñi nga xam ne dañoo bëgg kenn ci Karim Wade wala moo xam kenn nekk président de la république est-ce que ñoom jàppuñu ne ànd ak président Macky Sall xañ na mën naa yombal yoon bi defandoo ak moom link est-ce que mën naa yombal parce que kenn xamul àdduna nan lay yàlla di jaarale ay mbiram donc yaakaar naa retrouvailles de la famille libérale mën a nekk la mais autour du président Macky Sall. mais retrouvailles famille libérale également est-ce que mënuñ ci ñambasaale li nga xamante ni également moom mooy amnistie Karim Wade parce que dafa mel ni tamit xaw na lié en quelque sorte est-ce que tey. waaw loolu bañ ma ko. loolu bañ ma ko gis nga démocratie dafa laaj képp ku nga xam ne dafa am ñu la topp te am ci yow yaakaar donte 1% la wala 2% la. ñu may la ñooñu exprimer seen voix ci yow. donc ñu amnistier Karim Wade amnistier Khalifa Sall man gisuma ci problème parce que du def lu dul gën a yaatal géew bi. gën a yaatal làmb ji. gën a baril mbër yi. gën a baril projet de société yi. waaye nag li may invité ñëpp mooy nañu bàyyi débat crypto personnel.
nañu def un débat programmatique un débat de projet de société bu ko defee Sénégalais yi xool ban projet moo gën ci ñoom ñu tànn booba donc gëm naa ne mbir moomu nekk na lu nga xam ne lu ñu war a mën a teg ci taabal ji waxtaanee la ko la parce que nag yaakaar naa ne mbir aussi dana toll fu nga xam ne il faut ñu tourner page pour ubbi yeneen page te man gëm naa ne muy Khalifa Sall muy Karim Wade kenn ci ñun yéenewu leen li nga xam ne moo leen dal d'accord daanaka émission bi jeex na sax mais il faut ñu wax tuuti ci wàllu Sonacos avant ñuy jeexalee parti LDR Yeesal wax également tuuti ci perspective yi ngeen am ak aussi naka ngeen yi maanaam seen comité yi au niveau des régions naka la parti bi comporté woo au niveau national mais un peu sur la Sonacos tey dès le début bi ngay soog a ñëw maa ngi doon dégg ngay wax dañ nekkoon ci benn phase de restructuration phase defaraat yeesalaat et cetera parce que daanaka mën naa ni société sénégalaise boobu doon na lu ma mën a tuddee sax lu nërmeelu daanaka lu nekkoon maanaam ci faillite tey bi nga ñëwee ak léegi am na lu baree bari loo xamante ni jot na fi xew phase de reconstruction boobu et de modernisation bi tey fan la toll. waa jërëjëf effectivement Sonacos bi ñu koy jël booba jafe woon na trop ndax booba koy fàttali bis bu nekk li ñu défaut de paiement li ñu daan daal bari na parce que Sonacos dafa am ay bor ay partenaires di ko lebal te dafay àgg ci àpp bu nga xam ne Sonacos daa war a fay mais yaakaar naa ne toll nañ jamono ji nga xam ne Sonacos mënatul woon fay ay borom demoon na sax ba ameel ay bor ay fournisseur ay banque ak lu bare léeg-léeg bi may soog a ñëw léeg-léeg huissier taxawul ay yoon ci buntu Sonacos ne day wër lu mu saisir ndax Sonacos dafa ameel diw wala dafa ameel tel yàlla mu ngi ñuy suturaal tey génn nañ ci loolu te li ñu ci génne yi tamit président Macky Sall moo ñu jàppale ndax Sonacos daf ko ñor lépp lu nga xam ne dafa jëm ci baykat yi daf ko ñor lépp lu jëm ci gerte aussi daf ko ñor ba tax mu dugal ci loxoom bu baax a baax ba ñu restructurer financièrement la Sonacos ba tey jii ñu am capital bu bees mais aussi mu ñuy jàppale ci yenn bor yi nga xam ne Sonacos ba mu ko amee léegi ëpp na fukki at mu ñu ci jàppale ba nga xam ne lu bare bari wàcc na ci ndoddum Sénégal wàcc na ci ndoddum Sonacos mais aussi tey boo koy xayma ci ñaata lay doon li ngeen tey bu ñu doon dem di waxtaani ak waa bitim réew pour ñu lebal ñu xaalis bu ñu tuddee turam gars yi ne macha allah kii de wax dëgg yàlla yor bi mu yor Sénégal rafet na rafet bu nga xam ne bépp kuréel bu jógee Sénégal di leb ci ñun xaalis dañuy sawar pour lebal la parce que xam nañ ne jàmm rek moo ciy topp donc mu dugal ci loxoom jàppale ñu ba nga xam ne fi mu toll nii tey septembre bi début septembre bi daañu def benn conseil d'administration bu nga xam ne dañuy natt compte yi gëm nañ ne mën nañ ko wax sax ne arrêté des comptes 2021 buñ ci yàlla yóbboo ñu def ko lu mu gàtt société bi dana am milliard bénéfice te ni mu ko amee noonu 2021 noonu la ko amee 2020 milliards de bénéfice noonu la ko amee woon itam 2019 371 millions de bénéfice kon mën nañ gis ne ñetti at a ngi nii dañuy am excédent dañuy am ay bénéfice kon gëm naa ne romb nañu léegi phase bu nga xam ne dañ naan Sonacos ndax dana nërmeelu ndax du nërmeelu donc loolu romb nañ ko li des kay mooy nan la ñu war a def maintenant ba relancer kër gi pour ñu relancer kër gi nag il faut ñu moderniser outil de production bi. D'accord maanaam. loolu déjà dès le début sax yaa ngi ko doon wax. modernisation il faut ñu moderniser. il faut ñu moderniser kër gi. maintenant foofu nag jéggi nañ ci ay jéego tey am nañ partenaire bu nga xam ne jekk na pour ñu changer ñu changer li nga xam ne mooy defar énergie bi. maanaam mooy defar énergie bi ñu tuddee ko noonu. centrale bi
centrale d'énergie bi ñu changé ko am turbine bu bees am chaudière bu bees ca Ziguinchor ca Kaolack am aussi réhabiliter système de raffinage bi am Dakar en fait def ci ay investissement yu nga xam ne daañ mën a yokk suñuy taux de rendement daañ mën a yokk suñuy capacité de production mais aussi daañ gën a mën a jël gerte gu bari ndax itamit bu fekkee dañoo continuer nii daaw am nañ gerte am nañ lu mat 130 000 tonnes ñu ngi góorgóorlu di ko transformer di louer ay prestataires de service pour ñu jàppale ñu ci ñuy transformer mais suñ ko mënoon defal suñu bopp moo gën parce que bu dul loolu bu ñu àggaatee ci campagne war a jëndaat gerte gu bari bis bu ñu amee 200 000 tonnes gerte gi mën na fee noor nawet fi parce que duñu am ay outils yu nga xam ne moom lañ ko war a defaree donc tey lenn rek moo ci des muy plan de relance su Sonacos alors plan de relance Sonacos boobu nag waxtaan nañ ak benn banque d'accord na pour financer ñu garantie état rek la ñuy xaar d'accord te loolu bu ñëwee gëm naa ne Sonacos moom incha allah day daal di dekkiwaat. d'accord ñu jaajëfal la laata ñuy jeexal rek ñu ñëw un peu ci li nga xamante ni moom mooy les perspectives des démocrates réformateurs au niveau national ak ni nga xamante ni également ñu ngi koy taxawee ngir waajal li nga xamante ni moom mooy les prochaines échéances électorales yi ñu dëgmal quand même tey est-ce que tey yéen a ngi waajal peut-être ay congrès wala gën a yeesalaat seeni instance au niveau national. waaw xam nga LDR Yeesal moom parti la bu nga xam ne dafay dund. parti la buy dund parti la bu nekk ci Sénégal gi yépp parti la bu nga xam ne tey bu demoon ci élection législative yi ben lu mu gàtt gàtt dana génne ay députés yu bari. ndax fu ñu mësaan demee élection rek indi nañu ay députés yu bari alors parce que dañu am représentativité bi ci biir réew mi ñeent fukki département yi ak juróom-benn foo dem fekk fa LDR Yeesal donc Modou Diagne Fada aussi ak LDR Yeesal bu leen kenn rek xaar Darou Moussi wala Kébémer nañ leen seet aussi sur le plan national xool leen Kër Massar xool leen Pikine xool leen Ziguinchor xool leen Kolda xool leen Goudomp xool leen feneen ak feneen fu nga xam ne dañ fa am ay maire tey jii lu mat ñeenti maire ñu ngi ci biir LDR Yeesal ak benn président conseil départemental li ñu am ci ay conseillers bi ñu ko nattee ëpp nañ 500 di dem 500 grands électeurs di dem donc parti la bu nga xam ne c'est un parti de masse c'est un parti structuré c'est un parti moderne te ñun ñëpp suñu ngëm-ngëm mooy ñu taxaw gën ko liggéey gën ko yaatal moo tax fan yi ñu ngi woon suñu permanence mu ngi woon face de l'Orme mais léegi jógee nañu foofu ñu ngi ci sur la VDN fi la permanence parti bi nekk ajuma bii ñu jëm incha allah daañu def réunion comité directeur ngir gën a mën a jàngat élection yi nga xam ne moom la ñu jógee mais bu ñu ci jógee yi tamit mboolem luy conseiller te bokk suñu parti moo xam les conseillers départementaux ak les conseillers municipaux daañu leen dajale ci benn bërëb muy le conseil des élus le conseil national des élus du parti ngir gën a mën a waxtaan ak ñoom ngir aussi tàggat leen pour ñu xam lan mooy gestion municipale lan mooy gestion des collectivités locales lan yi tamit mooy li nga xam ne moo war a nekk seen taxawaay maintenant bu ñu ci jógee nag ñu ngi si biir Benno Bokk Yaakaar di jàppale président Macky Sall du ñàkk weer ñu jëm ci kanam parti bi dajaloo di xalaat ci situation politique bi du ñàkk instance yi nga xam ne mooy instance Benno Bokk Yaakaar aussi dajaloo di waxtaan ci situation bi parce que liberté wër mooy objectif bu parti allié yépp am mooy fexe ba gën a dëgëral président Macky Sall fexe tamit ba gën a dëgëral suuxat démocratie ci Sénégal te gëm nañ ne am na ñu nga xam ne waruñoo sàggan ba réew mi tàbbi seeni loxo. président consulté wu la pour PM bi poste de premier ministre. non man de consulté gu ñu pour PM bi. en tout cas war nga mën a nekk profil bu baax pour poste de premier parce que gis nañ sa parcours au niveau de l'architecture de l'État quand même war nga mën a. nekk cible am xañ na moom mu ngi lay dégg. waaw borom cëggalu guy gi. d'accord mais yow profilu premier ministre bi nga xamante ni moom moo war a toog ñaari at yi ñu dëgmal. naka nga ko waaw loolu lu am solo la. loolu lu am solo la te
gëm naa ne man doyloo naa président Macky Sall ndax li tax ma doyloo ko mooy am na xam-xamu politique xam man moom politique laay def. donc bu ma demee ba ni diw am na xam-xamu politique du pour jay ko man xam na ma man du ma koy jay nit man du ma ak lu la teraanga bu la yàlla mën di jox man du ma jay kenn waaye yàlla may na ko xam-xamu politique te message yi nga xam ne jóge na ci élection législative yi àgg na ci noppam. d'accord donc moom xam na dogal yu mu war a jël ngir ñu consolider suñuy position ci biir réew mi xam na dogal yu war a jël ngir yenn département yu ñu xawoon a rëcc ñu indiwaat leen ci biir Benno Bokk Yaakaar am na dogal yu nga xam ne war na ko jël pour que zone yu nga xam ne dañu ko ñàkkoon même bu fekkoonte ne dañuy demaat beneen élection ne mënuñu ko gagné tamit ñu wàññi score bi nga xam ne moom la fa gars yi di am. comme tey ni opposition bi aussi commencé wax ne waaw ñun léegi taax yi moom gars yi dañoo ànd léegi nañ seeti waa àll ba ñun ñoo nekk ñun ca àll ba ñun foofu moom muus du fi naanee. d'accord Modou Diagne Fada ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokku internet yi. maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi jégalu bu fekkente ne xoos naa kenn doon yéene ji ndax li am solo rek mooy ñu déggante kenn ku nekk joxe sa xalaat dans le respect et dans le respect daal te c'est vrai léeg-léeg politique nga xaw a raaye nit ki noonu rek wala raaye lii mooy comme ni mu mujjee terminé léegi rek ne foofu lu du fi naanee. gars yi nag gëjoon nañ la gis nee nañ parce que pratiquement li nga toog te génnoo ci média yi bëri na yéen ma invité wul rek mais man bu ngeen ma invité rek maa ngi nii toog waaye nag xam nga yéen léeg-léeg da ngeen may gëj a invité waaye bu ngeen ma invité rek maa ngi nii toog li ma doon àggale léegi mooy politique bu njëkk ba dafa nekkoon lu am solo dañ daan dégg Senghor naan Laye Ndiomboor c'était bien Laye parce que la Ndiomboor c'est l'intelligence dafa muus et cetera parce que Senghor moom xamoon na ne bu président Wade yàggee xëccoog moom dana mas a dem toog ci réew président Wade daan jaar fële mais ana monsieur Forage xanaa monsieur Forage ak madame Moulin jaaruñu fii mais loolu mooy Sénégal te loolu daf fi manqué mais opposants yi fi nekk ñoom violence rek nañu xeex na nit ñi dee na defi nangam nañu bàyyi loolu Sénégal li fi nekk mooy jàmm ak salaam cousinage pël bi di kalante ak séeréer bi di kalante ak joolaa bi loolu moo fi nekk mais di wax ju nga xam ne dafay tas dëkk di xasaate di wax bay tudd armée dafa am yu nga xam ne dañ leen fi war a ba armée nationale nekk luñ fi président Macky Sall nekk luñ fi Modou Diagne Fada réew mi lañ fi nekkal police nationale nekk luñ fi président Macky Sall nekk luñ fi keneen république bi lañ fi nekkal nos forces de défense et de sécurité dañ leen war a wekk parce que am réew aussi bu amul ñu nga xam ne dañ leen war a wekk du dem donc lu ñu opposé wu y a des limites à ne pas franchir. d'accord ñu jaajëfal la encore bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal di la remercier di remercier également ñi ñu jàppale ñi nga xamante ni également yembalal nañ ñu maanaam daje bi ku mel ni Babacar Ndiaye ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci taxawaay bi di remercier également techniciens yi nga xamante ni ñoo ñu doon gunge ci liggéey bi ak yéen it sunu mbokk internet yi donc Modou Diagne Fada la woon nekk directeur général bu Sonacos nekkoon fii ministre lu bare yoon ci gouvernement Abdoulaye Wade nekk également ki nga xamante ni moom mooy le président du conseil départemental de Kébémer nekk allié du président Macky Sall président également des démocrates réformateurs LDR Yeesal moom lañ doon waxtaanal ci tolluwaayu réew mi di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi te di leen jox dig daje donc fii ak ay fan yu néew ci beneen invité jërë ngeen jëf.